man maa ngi tudd Soxna Fan Ndaw dëkk fii ci benn quartier bu ñuy wax Mbaan fii ci Pire may présidente groupement ba groupement bi nag jéegi Mbaan ca kaw ca kanam la tudd waaw léegi nag ñun daal formation bi moom macha allah ndax Ndoye avant muy toog maire la commencé woon a defal jigéen ñi di ñu may ay machine man sama groupement may na machine moulin defal nañu leneen ak leneen dëkk bi daf fi yàgg a jàpp avant muy doon maire loolu moo tax ñun ñu jàppale ko ba local yi mu gañe ko léegi nag lii mu ñu defal initiative bu rafet la macha allah yàgg nañu koo dig nag tey firndeel nañu ko parce que formation bi njëriñ lay doon pour ñun jigéen ñi ndax luñ ci jëlee ëllëg dinañ ci mën a jàppale suñu njaboot jàppale ci suñuy borom kër kon loolu suñ dimbal lay doon ñun yàgg nañu koo dig nag xëy na tey la ko yàlla dogal waaye ñu ngi ko ciy ñaanal li mu bëgg ci dëkk bi yàlla na ko yàlla defal kuy am saret nag di la bokk bu amee oto nga dugg yàgg naa ko koo wax man parce que Ndoye daf ñoo jàppale démb tey soog a ñëw lii moom continuité la mais yàgg naa def ci dëkk bi kon nag man dama choisir saabu ak céréales locales parce que sama groupement loolu lañ wax xam nga du man rek maay décider ñoom tamit ñi nga boote danga leen di laaj seeni xalaat te ñoom loolu lañ wax ne nañ savon ak eau de javel lañ waxoon après ñun daal nañ ci boole céréales locales yi waaw jaajëfal leen nag bu baax a baax kontaan nañ ci di leen wax dal leen ak jàmm ci Pire gu Rëy. man maa ngi tudd Moussa Ka ma nekk psychologue conseil de profession di liggéey office national de formation professionnelle fi nga xam ne maa ngi yor poste bu ñuy wax accueil orientation ak suivi insertion des formés. waaw tànk yi nga xam ne moo ñu indi fii Pire suñu directeur le docteur Souleymane Soumaré moo ñu yónni fii. ñu ñëw liggéey ak waa Pire ci wàllu formation loolu nag lu ko indi mooy monsieur le maire Ndoye Bane bu mu rencontré le président de la République mu ne ko man de sama waa commune dama bëgg ñu former leen ci former jigéen ñi waaye aussi ñu mun a former ndaw ñi ci loolu la ko président boole ak docteur Souleymane Soumaré docteur Souleymane Soumaré moom mu jox ñu instruction pour ñu ñëw fii waxtaan ak jigéen waa Pire mais aussi waxtaan ak ndaw ñi ci formation yi nga xam ne ñun moom la ñuy def ñu mun a def aussi ay choix ci seeni formation pour le développement de Pire loolu moo ñu indi fii tey ci loolu la ñuy waxtaan ak jigéen ñi. waaw formation yi comme niñ ko waxee ñun bu ñu njëkkee ñëw dañ leen wax ne jigéen ak ndaw ñoom ñoo yor développement réew. te tabarakalla gis nañ ne jigéenu Sénégal ñu góorgóorlu lañ bëgg nañ liggéey waaye le plus souvent formation moo leen di manqué si loolu ñu xam ne il faut que ñu tàggat jigéen ñi tàggat ndaw ñi ndax loolu mooy vision président de la République waaye lu si gën a bëri dañuy gis ne suñu service yi comme office national de formation professionnelle ñi nga xam ne dañoo couvrir Sénégal yëpp dañuy déployer ay moyens yu bëree pour former ndaw ñi pour former jigéen ñi mais aussi pour former sénégalais yi waaye lu ci gën a bëri dañuy seetlu ne ñu bëri dañ leen di former ba pare waaye formation boobu diñ ko jëfee dañuy dem après ñuy tëdd di nelaw maintenant ñun dañoo changer doxalin dañoo wax ne bu ñu ñëwee pour formation dañuy d'abord waxtaan ak nit ñi yee leen lan mooy ak formation wax leen aussi nan lay état di defee xaalis bu bëree ci wàllu formation kon nit ki boo laajee formation ba pare buñ la joxee formation bi da nga war a góorgóorlu ci luñ la formé nga jëfee ko buñ ko waxtaanee ak jigéen ñi tamit ñoom comprendre nañu vraiment mission boobu noonu. dëgg nañ aussi ñun luñ leen wax moo tax ñu choisir ay formation yu bëri yoo xam ne tabaarakalla vraiment gis nañ ne formation yooyu buñ ko amee dina am njeexital ci développement waa Pire mooy par exemple am na ñoo xam ne tey bëgg nañu formation en maraîchage gis nañ ne vraiment njaboot yi dépense yi dafa cher te maraîchage day bokk ci développement mais aussi gis nañ ne ñu bëri ñu demander affaire savon gis nañ sax ñi nga xam ne dañoo bëgg a transformation mango ak ndarkase
parce que loolu def fi bëri waaye amuñu formation yu war yi nga xam ne dinañ leen mën a may ñu mën a liggéey ci domaine boobu. gis nañ aussi ñu wax transformation fruits et légumes transformation des céréales locales loolu tamit am na ñu ko laaj. am na ñu laaj aussi ci wàllu embauche bovine am na ñu laaj aussi ci wàllu aviculture gis nañ ne ci wàllum yar ganaar ci wàllum par exemple yar ay nag yar ay jur léegi tey dafa nekk vraiment ay métiers yu xam ne ay métiers yu baax la day participer ci développement donc métiers yi bëri na gis nañ fii vraiment plus d'une quinzaine de métiers yoo xam ne vraiment jigéen ñi choisir nañ ko te nee nañ leen aussi il faut pas que ñëpp def la même formation ñii dañuy def formation bii nii ñii def beneen formation ndax su boobaa de moo ëpp njeexital ndaxte ñëpp dinañ am formation du ñu def la même formation parce que ñëpp bu ñu defee la même formation boo liggéeyee doo am koo ko jaay te souvent du ñu am moyen vraiment pour di yóbbu si yeneen dëkk yi loolu daal mooy li nga xam ne vraiment si moom nañ nekk nii mu nekk mission bu am solo nag boo xam ne vraiment dañ ko jagleel waa Pire te lu ñu dëgg si seen autorités yi wax nañ ko léegi xam naa ne vraiment si ay fan yu néew wala si ay weer yu néew wala at yu néew danañ gis changement au niveau de Pire. waaw farlu bi ñun insister nañ si c'est vrai que am na jigéen yuy góorgóorlu waaye am na jigéen yoo xam ne tamit vraiment il faut ñu gën leen ñaax loolu ñoom comprendre nañ ko te vraiment d'après lu ñu wax xam nañ ne am nañ motivation mais di leen ñaan ñu gën a góorgóorluwaat góor baax na jigéen baax na waaye gis nañ ne tey boo demee Dakar boo demee Saint-Louis si dëkk yu mag yi da ngay gis ne jigéen ñi vraiment ñu ngi góorgóorlu macha allah si wàllu économie ak développement mais commune rurale yi tamit dañoo war a changer ñu gën a am vision vraiment économique bu bees ñu xam ne war nañ mën a participer activement si développement réew mi te ñun dañoo gëm ne développement buy am si commune rurale yi lay jóge moo tax même si formation yi dañoo gis ne le plus souvent jigéen ñi bu ñu leen former dañoo am yeneen problème yoo xam ne si wàllu gestion dañuy am xaalis duñu am nuñ ko gérer da ngay gis ku ñu liggéey ba mu bëri jékki-jékki benn xew ñëw rek ñu daal di jël lépp def ko si xew mi moo tax danañ leen defal aussi formation en gestion formation aussi en éducation financière loolu tamit lu am solo la formation aussi en gestion administrative parce que le plus souvent aussi jigéen ñi nga xam ne dañuy jiite dañuy fàtte ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal te loolu gestion administrative des organisations loolu tamit manquement bu mag la loolu tamit war nañ leen ci former ñu war a mën a xam ne képp koo xam ne mu ngi ci organisation bi war na am xalaatam war na am xam-xamam boo xam ne daf koy indi pour yokkute groupement bi mais aussi trésorier yi dañ leen war a former aussi au-delà ci éducation financière ci ay affaire comptabilité loolu yëpp xalaat nañ ko vraiment c'est pour ñu mun leen accompagner ndax gis nañ ne les organisations communautaires de base ñoom ñoo yor développement waaye nag il faut ñu accompagner leen loolu mooy vision du président de la République loolu mooy vision bu docteur Souleymane Soumaré bi nga xam ne moom moo ñu yónni fii mais gis nañ ne aussi loolu mooy vision maire Pire en l'occurrence monsieur Ndoye Bane non fu mu nekk nii si lu ñu gis ni 47 groupement de femmes ñu ngi fi te groupement bu ci nekk rek déjà indi nañu 20 personnes yoo xam ne war nañ leen former donc ce qui veut dire loolu projet bu mag la ëpp na ay peut-être ay 300 wala ay 400 waaye ñun dañoo gëm ne lu gën a am solo mooy dina am ñoo xam ne danañ leen former mais ñooñu war nañu mën a démultiplier formation bi groupement bu ci nekk rek 940 yoo xam ne war nañ leen former kon loolu lu bari la moo tax ñu ne duñu mën a former ndoo ñëpp en même temps dañ koy def étape par étape waaye tamit ñoom seen biir war nañu mën a organiser wu mën a former ñeneen yi parce que ONFP nag benn structure la rek waaye waa Sénégal yëpp la war a former fii ba Kédougou fii ba Salémata fii ba Bakel mooy dëkkaan yu gën a sori
ONFP dafa war a dem pour former ñëpp bu dee Pire ret war nañ former 900 waa imaginer Sénégal yëpp ñaata lañ war a former loolu ay millions la te budget bi tamit léeg-léeg du matandi donc moo tax danañ ko étaler ci ay années mais ñu wax leen tamit danañ xool formation yu gën a urgente yu gën a prioritaire su soobee yàlla ñu commencé yooyu noonu après leneen li ñu koy mottalee par ndànk-ndànk ndax mun a former waa Sénégal ñëpp te ma wax ne du jigéen ñi ret la ñuy former danañ former jigéen ñi danañ former ndaw ñi mais bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga formation ONFP war na laa mën a former il suffit nga am projet bu clair nga xam yow fi nga jëm fan la nga xam li nga bëgg a def lan la ñu daal di la tàggat si loolu nga am compétence yu leer yu précis te ñun léegi comme depuis toujours dañ lay former ba pare ñu daal di la gunge daal di la accompagner loolu mooy lu bees li nga xam ne indi nañ ko ci suñu démarche avec le docteur Souleymane Soumaré waaye lu ci yokk aussi comme ONFP nu muy fonctionner mooy ñun bu ñu la former doo fay dara ñun ñooy jël en charge lépp li nga xam ne dafay dem ci matériel bi dafay dem ci formateur bi yooyu yëpp ñun dañ koy jël en charge donc loolu mooy suñu approche. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Pire gépp di ci jiital nag sunu maire Mamadou Ndoye Bane di ko ñaanal jàmm wér ak fekke waaw vraiment Mamadou Ndoye Bane dañoo am fierté moom kontaan ba xamul sax lu ñuy def ndax Fatou Ba maa ngi tudd Fatou Ba nekk waaw man maa yore commission entrepreneuriat féminin formation yi nekk présidente nationale des artisans dégg nga du Sénégal au niveau du Sénégal ba pare au niveau de Pire li fi feeñ ci formation akus néew pour jàppale sama maire ci jigéen ñi man maa ko commencé ci village yi di ko def peu de temps yàlla indi waa ONFP fii ñu ñëw indi seen doole pour ñëw renforcer ñu bi ñu jóg nag man dama ciy gën a doole sant yàlla sunu borom parce que jigéen ñi bëri na ci ñoo xam ne ñii rek ay gumbo lañu rek mosuñoo def formation waxuma la ak dégg nga ñu def formation ñu leen di renforcer la majeure partie fii xamuñu dara ci formation sant yàlla rek ndax li ñu fiy yëngatu akus néew man la woon ak yeneen femmes yoo xam ne ñu ngi fii FEDA ñu ànd ak Binte Gueye waaye wax dëgg yàlla man li ma ciy yëngu ci jàppale sunu maire fekku ci kenn kon donc damay gën a sant ci yàlla di dolli ci li ma ko santoon ci waa ONFP seen ñëw fii pour jàppale ñu ngir sunu maire taxawaayu sunu maire ndax yàgg naa bëgg jàppale jigéen ñi ñu liggéey waaw kon donc dañuy sant yàlla rek ci Ndoye Bane di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ndax kuy def ci dëkk booba kenn jëlagu la nga nekk maire tey nga nekk maire ci 5 mois rek nga def fi loola ak loola ay ambulance ci village yi lépp ay kenn daal mënu la wax Ndoye Bane daal loo ci bëgg a wax rek fii nga yendu li duuf ci nag yu xebul ci cindi ci Ndoye Bane jigéen ñi dama leen di ñaax comme lii Moussa wax ñëw nañu ak seen doole ak i millions ñëw indi leen pour former leen na am suivi liggéey day am suivi parce que bu ñu la jàngalee te amul suivi comme zéro ndax loolu laa gis ci jigéen ñi dañ lay jàngal nga ñëw taxaw demaa bëgg ñu former la dégg nga ëllëg ak si biir ñu gis la fee ngay traîner doo def dara man sama kër maa nga ne saa yu ma xëyee am sama weccet ci defar ay formation lu ne laay liggéey nag lu ne laay liggéey mun naa ni waa ONFP xëy na dañ may gën a gudd loxo rek waaye xam naa ne ci formation duma am na ci yoo xam ne duma daw saala yaay ndeer ci ñoom lii jigéen ñi li ñu bëgg ñu former leen ñii ay savon ñii ay eau de javel ñii ay céréales locales ñii daal bëri na fi daal loo xam ne lii nuroo na nag méngoo na mais savon bokk na tur waaye nuroowul waaw façon bokk na yem waaye nuroowul kon donc dégg nga li ñu bëgg suñ ko sélectionné ba pare ñu former leen dégg nga mënuñoo former lépp nag wax dëgg yàlla waa ONFP lu ñu bëgg mënuñoo former ñëpp dañ ciy former quelques-unes dégg nga après ñooñu itam former naat seen morom ci ñun ci lu ñu xam ñun ci cadre formation suñ la former da ngay former waat sa morom bul tëdd di nelaw ci ak formation boobu. waaw man la Nogaye Mbaye président des coiffeuses de Pire waaw man maa jiite coiffeuse yi nekk fii ci dëkk bi. kontaan rek ndax nit moom kuy xool loo xam ne day jëmale sa dëkk kanam nga ciy participer di ci jàppale nit ñi loolu dañ koy rafetlu di ci kontaan boole ko ak di ko sant. waaw man maa ngi ci moom maa ngi ci bu baax di ci jàppale tamit ay nit di leen ci former dama bëgg tamit ñu gën ñoo dooleel gën ñoo doole daal
gën ñoo yokkal suñu ay moyens yokkal ñu suñu ay jumtukaay ak yeneen yoo xamante ni si mun nañ matériel yuñ ci mun a renforcer ñu dolli ñu ci bu baax a baax. Mais dañ koy rafetlu ñun ay doomu dëkk bi lañ képp koo xam ne yaa ngi def ci dëkk bi lu baax di def lu koy avancer tamit loolu dañ koy rafetlu.